Très chers internautes, très chers téléspectateurs, amis fidèles de la diaspora, bonjour. C'est avec un immense plaisir la delluwaat tey ci seen plateau pour présenter leen seen émission Les larmes du cœur. Tey nag ñu ñëwaat pour présenter leen sujet bu assez sensible ñu koy waxtaanee depuis un certain temps muy viol maanaam sàkku. Duma ci wéet benn yoon ma ànd ci ak suñu jigéen Mame Coumba ak oustaz Sissoko. Oustaz maa ngi lay nuyu. alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala ashrafil xalqil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. nuxayyikum bi taxiyatil islam taxiyatan mubarakatan tayyiba. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. dellusiwaat fii ci seen émission bu riche bile ànd ceeg sunu yaayu daara Mama Lotus ziyaar ko bu baax a baax di ko wax bismillah incha allahu taala ñu ngi leen di déglu. jërëjëf oustaz Mame Coumba. merci beaucoup. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim. gannaaw bu nu sante yàlla julli ci sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant di gërëm sunu ñaari weeju di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di am mbégte bu baax a baax macha allah d'être là encore parmi vous. ma di la jaajëfal bu baax a baax Lotus di lay nuyu di lay jox cër bi nga yeyoo macha allah di def la même chose ak ki nga xamante ni moom moo di oustaz Sissoko maa ngi laa ziar di la jox bu baax a baax sa wàccuwaay di am mbégte contentement bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xamante ne ñooy suñu mbokk internet yi Lotus mu ngi noonu. alhamdulilah sans plus tarder nag dañuy dugg ci waxtaan bi oustaz. ndax ni ma ko waxee rek ca njëlbeen bi tey ñu andi woon sujet bu assez sensible muy sàkku. sàkku xam nga tabarakàlla Mama Lotus boo waxee sàkku dafa di loo xam ni lu ñàkk lu war mën a ñàkk la ci diggante góor bu jëm ci jigéen ndax fi yàlla yemle góor ci jigéen ak fi yàlla yemale jigéen ci góor daanaka bu ñu fa yemee coow du am ndax bu ko defee fekkee ni yàlla daf la daganal yow góor mu ne la du war du dagan ci jullit bi ngay xool bi nazarin xool boo xam ni tuuwi xool buy lor la bu demee ci lax day daf la koy jàngal daf la ni du war du dagan ci góoru jullit bi muy xool ci jigéen xool boo xam ne daf koy lor muy xool ci jigéen xool boo xam ne xool bu xaram la daganul ci góor ak ci jigéen. léegi nag xoolin googu ngay xool ci xool bi nga xam ne xool bu xaram la ci jigéen mën na laa yóbbee nga def ko leneen mën na laa yóbbee ëllëg nga sàkk ko mën na laa yóbbee ëllëg nga jaay ko doole ba tëddee ko. loolu nag daganul ndax bi la yàlla xaraamalee nga xool ci jigéen xool bu koy lor ki la xaraamal xool kooku kon xaraamal na la leneen ki la xaraamal jéggulu ki la xaraamal wax ngay bànneexu ci kàddu jigéen ngay bànneexu ci kàddoom ak di bànneexu ci meloom kooku xaraamal na la nga di ko sàkku ndax sàkku ci jigéen jëm ci góor moo xam ci ko am soxna ak ku ko amul dafa xaram tifaaxan bu fekkee ne dañoo jëm nag ci wàllu islaam dañoo dugg ci wàllu islaam muy sàkku dafa xaram ci jullit jëm ci moroomu jullitam su may wax nag kàddu jullit laay waxee dafa xaram tifaaxan ci góor goo xam ni sàkku na ci ku jigéen ki comme nekk alxuraan indee dafa la ni waxuma la sax bul jege waaye bul laal waaye bul jege ki nga xam ne nag xaramal na subhanahu wa taala mu xaramal ci yow ku góor ki nga ñàkk sàkku ku jigéen ki lu dul ku jigéen ki ngay amal ki ngay sékkal ku la lew la su boobaa kon nag kooka daganal na la ko waaye bu fekkee ne ci lislaam dafa la xaramal nga sàkku ku jigéen ki ndax dafa xaram tifaaxan sàkku nag boo xam ni
yow yaa ko sàkku, yow ko góor ki ku jigéen ki sàkkuwu ko, ak sàkk boo xam ne ku jigéen kee ko sàkku bu mu ci mën a doon te lewantewu leen dafa xaram tifaaxan mama lu tus ba nga ñëwaat ci beneen kees. incha allah dinañ ci gën a yaatal fi nga daanelee léegi. Mame Coumba, le viol à proprement dit muy mot bu diis comme on dit mot de la en fait dama bëggoon pour ñu dugg ci société bi ñu ko société bi gisee balaa sax ñu yegg ci nuñ koy dundee. waaw muy lu xaw a complexe sujet la bu nga xamante ni c'est un peu délicat ñu ngi siy wax nii mais dañuy jéem c'est sûr que du doy waar la parce que tey bu ñu nekkee ci société bi nga xamante ne moom mooy la société sénégalaise kenn ku nekk di dund ci ñun da ngay def li nga xamante ne moom mooy l'étude de la société. jàng société bi dafa am benn couche bu nga xamante ne bu gën a marginal la mooy par rapport ak ñi nga xamante ne ñooy tout tànk yi c'est général mais dafa am benn partie bu nga xamante ne moom mooy jëm ci cadre xale yi ñuy dund genre viol. mu nekk lu xaw a complexe muy répercuter parfois ci seen dund ndaxte da ngay gis nit mën na dem ba nekk mag am ay séquelles yu nga xamante dafay def ci boppam ba léegi boo xoolee ba ci biir dafa dund li nga xamante ne moom moo di viol. parfois ñu nekk ci société di koy nëppal mën na nekk ci biir kër gi muy dundee au sein de la famille kiy def mbir mi mu ngi ci biir kër gi ñu naan du ñu ko jëmale kaw ndaxte bu boobaa ñu stigmatiser ñu baa ñu dut ñu baaraam alors que yaa ngi lor xale bi ci biir kër gi gis nañ ci ay ndaw yu nga xamante ne dañ leen di gis dafa freiner li nga xamante ne moom mooy parfois mën na freiner sax seen intelligence mën na freiner li nga xamante ne moom mooy rigueur bi ñu waroon amee ci société bi parfois mu bloqué leen ci fànn yu bëree ba si seen avenir sax parfois dafa leen di xaw a tënk développement personnel dafay des dañuy nekk ay nit ñu nga xamante ne dañuy am à chaque fois li nga xamante ne moom moo di retenu par rapport à la société duñu mën a engagé wu carrément affronter li nga xamante ne moom mooy la société parce que am na ku leen affaiblir depuis leur tendre enfance mu nekk lu nga xamante ne ay séquelles la te dafay topp doomu aadama bi muy lu doy waar. mais Mame Coumba viol dafa nekk léegi benn fléau boo xam ne dafa mel ni daal léegi dafa normal ci société bi ñu nekk. voilà c'est-à-dire que mënuloo yendu suba ba ngoon te dégguloo cas de viol comme ni ma koy faral di waxee viol aussi bëri na partie. voilà lu am importance nga wax parce que je me dis que nëppal wax naa ko léegi dafa nekk lu nga xamante ni cause la si doon parfois parce que dama ne nit bu defee lu mu war ta def nga moom amul jomb def lu nga xamante ne waru ko def ci fi nga xamante ne moom mooy société bi muy évolué woo donc dafay obligatoire bu nit tegee lu nga xamante ne ci société bi luy indi gàkk-gàkk la mu def ko fi sanction bu jotee dañ ko ci war a def loolu nag mooy indi parfois ñi nga xamante ne ñoom je peux dire que loolu daf leen di may doole parce que nit bu fekkante na nga def loo warut a def ñu sanctionné la teg la ci axe bu ëllëgee keneen ki nga xamante ne amoon na xalaatu def mbir mu ni mel dina am retenu donc muy ay séquelles yu nga xamante ne dafay bloquer la société. Oustaz viol te am na ñoo xam ne dañ leen di violer dañ koy ragal a wax parce que aussi suñu société ñun moo bindoo ni que parfois ñu sàkku la nga ragal ko wax muy sa yaay muy sa papa mais est-ce que tey ñun parents yi tey amuñu ci responsabilité. waaw responsabilité bi ci parent bi di am mooy mu éduquer njabootam jox ko éducation boo xam ni dafay tax ba bu naree def naka su dul noona day jël siwaat ndax bu fekkee ne yow parent bi sàggane nga sa doom bu góor baa nga sàggane sa doom bu jigéen ci colin baa nga sàggane sa doom bu jigéen ci melukaan baa nga sàggane ko ci doxalin ba tax kooku lu ma def neex na la xam nga des fois parent d'élève bi boo dégg ma naan parent d'élève bi parent bi mooy pousse doomam bu jigéen mu def naka sa dul noona bari na comme ni ko Mame Coumba waxee bari na xale bu jigéen buñ violé te li tax ñu violé ko moo ko yóbbee boppam bari na xale bu jigéen bi ñu violé te li tax ñu violé ko daanaka moom moo tax cause bi am parce que bu fekkee ne yow ko góor ki waajur ba yar na la yarin bi tax nga mën a sàmm sa bopp yarin bi tax nga mën a xam naka sa dul noona yarin bi tax nga mën a teey yarin bi tax nga mën a aw ci yoon wi nga xam mooy yoon wu baax su boobaa yow doo fekkee xale wu jigéen wi ba di ko tëddee ndax bu fekkee ne ci wàllu lislaam la
tëddin bi nga xam ni xale bu góor dana fekki xale bu jigéen bi ba sàkk ko li ko lislaam bi teg bokkut ak li ko leneen di teg ndax xale bu góor bi nga xam ni tëddee na xale bu jigéen bi ci tayeefam kooku lislaam da koo dumalu lislaam da koo duma na ko góor ki duma na ko jigéen ki. bëggoon ñoo jëm ak yow nag oustaz ban daan la diine bi daan ki sàkku nit xam nga sàkku moom bu ñu xasee ba wax ko moom mooy nga forcer nit ki. mooy nga forcer nit ki. nga tëddee ko. ñu ko waxee. xam nga daan bi nga xam ni. li ci diina indi. mooy xale bu góor ak xale bu jigéen bi ànd ci lu dul néegu sëy maanaam ci lu dul farata kooku lislaam jox na leen juróom-ñett fukki yet 80 coups 80 coups yoo xam ne bu ñu la koy dóor dañuy sàkku ci yow nga dee. xam nga yàlla lu leen ne daf ko indil daf ko utal yoon daf ko utal sanction bi ngeen wax lu leen daf ko utal daan gis nga xale bu góor bi tëddee xale bu jigéen bi kooku julli du taxul ñu jéggal ko koor taxul ñu jéggal ko aj màkka taxul ñu jéggal ko tabaxi jumaa ki jàkk taxul ñu jéggal ko lay tax ñu jéggal ko moo ñu duma ko 80 coups l'islam laa wax nag moo ñu dóor ko 80 coups dóor ko ku jigéen ki dóor ko ku góor ki Seydina Omar ba mu ko defee radiyallahu anhu jàppatuma kan la ci saxaaba yi bi mu ko defee dañ ko indi ba ci pénc mi duma ko 80 coups ba bi yet yi di mujj ci yet yi mujj yi ca lay yuuxam googu la ko yàlla jéggale waa nagam ñoom saxaabi yi ñoo doon nangu loola ci seen njaboot ngir yàlla jéggal ko wax ma la ak ñun léegi nag juróom-ñetti fukki yet yooyu faw dafay am ndax moo am du caagante ni def na ko rek erreur la jéggal nañ ko déedéet erreur boobu awla lakka fa awla summa awla lakka fa awla maanaam dañ koy duma 80 coups yoo xam ni dañ lay dóoru yàlla mën laa jéggal kooku ki amagul soxna la léegi nag ki nga xam ne am na soxna moom dañ lay rendi moom rey la moom amul dóor amul kii dañuy gas nga ndi kan maanaam ki am soxna ak ki amul soxna bokkuñu daan kon ki am soxna moom 80 coups non ku amul soxna kooku mooy 80 coups mooy am moom loola waaw kooku moom la ñu war a dóor 80 coups d'accord ki am soxna moom aajuwul 80 coups moom dóor rek mu dee moom nañ gas kanu rëy jóor ko ci biir di ko jóor ay gargamboose ay xeej ba mu faatu yàllaaw kooku loolay fayam. pour relancer un peu ci lu oustaz wax Mame Coumba est-ce que tey waruñu aussi dem kon ci loolu ci société bi maanaam ku violé ba ñu am preuve parce que aussi comme li may wax parce que aussi viol aussi li ci loi bi di wax su ma juumul mooy mais duñ la yóbbu rek tey ne tey diw moo violé diw day ànd ak ay preuve parce que yoon moom preuve la xam nga yoon moom preuve la xam mooy violé nañ la dem nga ci docteur mu bindal la ni comme quoi que y a des suites pour que plainte bi xëy na mën a continuer xam nga balaa nga ñëw nga baal ma balaa nga ñëw ci Mame Coumba gis nga pour bañ bi ko yàlla bañ njaaloo googu bañ bi ko yàlla bañ daf la ni balaa nga ci am preuve ne ko ñeenti nit fekkee ñeenti nit yooyu ki jóge Tamba ki jóge Kédougou ki jóge Ziguinchor ak ku jóge Saalum bu ñu tàgguwante bu ñu bokkonte heure nañ ñëw kenn ku ci nekk na ñëw fekk sàkkara ku góor ki di tegu ci pëyu ku jigéen ki amul kii wax na ma wala kee wax na ma kële wax na ma déedéet l'islam laay wax alxuraan laay wax. donc oustaz laata nuy appliquer les règlements boobu. dina xaw a compliqué de. loolu nag bañ bi yàlla bañ njaaloo moo tax tuuti mais man dama foog ni est-ce que yow li ngay nekk di wax ni du ci njaaloowu sëy maanaam ñaar ñuy sëy comme sa borom kër bëgg la ko tuumaal. déedéet kon même ci viol aussi da koo am. dañ ni ki nga xam ni yow nee nga damaa ñëw fekkee diw ak diw ñu ànd yow daan dal nañ sa kaw liñ ci nangu yow mi ñu sàkku ak yow mi ko sàkku xanaa ngeen seede ko waaye tey jii mënoo tëb rek benn Paate Njaay romb fële ne man gis naa kat Lamine ak Sooda ñu nekkalante ko ca su boobaa dañuy laaj preuve bi nga xam ni moo tax nga gis ko su boobaa nag la lislaam laaj mooy indal ñu ñeenti nit maanaam ñeenti nit yi ko fekkee te ñeenti nit yooyu bokkuñu fa ñu jóge
moo tax ma ne la donc du yomb. yëgantewuñu. non oustaz man en fait man su may wax preuve c'est médicalement parlant parce que xam nga yoon moom yoon li nga ci mën mooy médicalement parlant. mooy nga prouver ni diw yegg na ci sa kaw. man en fait man foofu laay waxee. maanaam diw yegg na ci kaw Mame Coumba tey. xam nga tey tu as des preuves yoo xam ne que c'est des preuves yoo xam ne ci yow lay nekk. moom ngay jóg nga yóbbu ko ci docteur waaw moom mu defaral la papier boo xam ne que day confirmer ni effectivement violé nañ la. on est d'accord. tout à fait léegi nag man en fait man sama question mooy est-ce que jotul ñu xool ay sanctions yi nga xam ne que xëy na mooy gën a diis. déjà sanction yooyu daf ci am importance. ndaxte bu ñu comprendre déjà viol crime la. crime la parce que nit bi nga xamante ne teg nga ko lu mel noonu ci dundam. dafa am ay freins yu bari yu nga xamante ne dañ koy bloquer. ci dundu doomu aadama bi. donc tey bu fekkoon ni comme ni ko oustaz waxee li diine wax buñ ci appuyer woon mais le problème mooy comme oustaz nu mu expliqué foog mu am ñeenti seede yu nga xamante ne kenn bokkut ak sa morom fu mu jóge. donc dafay xaw a indi complication. foofu noonu bu ñu fa tënkoo tuuti. dina doy waar. donc kon li nga xamante ne moom mooy sanction bi ñu war a teg ci moom. dina xaw a compliqué am. moo tax tey par exemple comme lu Lotis waxee bu amee certificat médical. ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko fekkee. ñëpp mën nañu bañ a bokk fu ñu jóge. donc dafa xaw a indi réticence li nga xamante ne moom mooy réticence. donc il va falloir que li nga xamante ne moom moo di viol. ñu criminaliser ko. dès un premier temps. bu fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo fekkee mbir mi. am nañ ci ay nit ñu nga xamante ne nit ñu ragal yàlla lanu. te mën nañu kaa firndeel. parce que parfois nga gis ci dëkkuwaay yi. am ku nga xamante dafay amal diw sàngam en mu sosol ko. fekk amaana deful. Mame Coumba au-delà de même preuve au-delà de porter plainte au-delà de société beeg lépp en fait maanaam ki ñu violé tey c'est ressenti maanaam tey nu mu ko war a dundee parce que en tant que femme man je dis que ñu forcé la dafa metti te ak ci lu mu mënti doon mais rawatina viol parce que jigéen amula lu dul boppam donc boo ko ci forcé wee tey ba parce que déshonneur la quoi qu'on puisse dire mais ñi koy dund ni ñu ko war a dundee ben j'imagine que war na métti Mame Coumba en tant que femme laay wax dafa métti parce que lu nga xamante ne doomu aadama ñoo def la ko sans li nga xamante ne moom mooy consentement nit bi man fi may gën a focaliser wu mooy xale yi nga xamante ne dafay bloquer parfois seen intelligence sax am na ñu nga xamante ne sañ nañ ko wax am na ñu nga xamante ne sañ ñu ko wax mooy fléau bi ma la doon wax sànq inceste yi di am ci biir kër yi tout à fait am na ñu nga xamante ne seen ay bàyyi jiit la ñoom ñoo dañ koy def parfois ñu ne voilà parfois ñu ne yaay ji bu jëmee kaw mbokk gi tas soit wala ñu ne la may nañ la baat nga toog di dundalu nga xamante ne yaa ngi indil mais ki koy dund est-ce que ñun ñu ngi xalaat victime bi ki ko dund très important est-ce que ñun ñu ngi koy xalaat parce que aussi oustaz c'est-à-dire que mënuñu dem tout le temps ci diw bu koy yëgee mbokk gi tas ay su génnee ujju bi reetaan ma c'est-à-dire que nous avons aussi des idées trop arrêtées te viol quand même dafa métti oustaz est-ce que du loolu mooy dooleel sax ñi koy def xam nga dañuy sénégalais ñun li bokk na ci lu ma jaaxal mooy li yàlla indi woon ci ay daan dañ koo jël tege ku nele gën a baax yàlla ñun sénégalais ñun léegi ñun ñoo ëpp yërmande yàlla ñun ñoo ko gën a baax ñoo ko gën a tabe ñoo ko gën a sell loolu maanaam loolu lañ indi dañoo fexe ba daan yi ñu yàlla joxoon yépp pour ñu war koo sanctionner ki nga xam ne moo def naka sa dul noona dañoo ko tege ko nele indi sentimentalu nit ki bu fekkee ni sama jarbaat la sama doomu jiitle la sama jànk bu ñu ma dénk la sama nàngam la ma gis ko mu neex ma tëddee ko léegi yëg nañ ko bàyyi noonu ndax sunu nàngam laak après famille bi day tas ak léegi ana yàlla ana la yàlla waxoon maanaam kon famille bi moo ñu gënal yàlla daan bi nga xam ne yàlla joxoon nañu ko
teggi nañ ko indi sentimental kon dañoo gën a baax yàlla. te danger bi. parfois mën nga ko def ñu nëppal ko. yaa ngi may ko pouvoir pour mu dem defar ko keneen may nga ko ndam. ñaata nit la ko def. may nga ko ndam. kay moo tax bu fekkee ni nit ki def na la mu wax te def. yàlla jox ko ndax lu ne am na daanam. baakaar yi bu ne am na ci sag daan. bu fekkee ne tënku nañ ci la nga xam ne moom la ñu yàlla jox. ci ay sanction kii lii la def. lii mooy sanction kii nii la def lee moo ko nangam bu fekkee ne tënku nañ ci loola. kon daañu mën a am liñ bëgg. par exemple tey ngeen baal ma bu fekkee nit ki dafa sàcc nga dagg loxoom kooku dina sàccaat. mais lu tax ñu teg ko ne le bu fekkee ne kii dafa tëddee doomu jàmbur wala dafa tëddee ko jigéen ki. ñu jàpp ko yóbbu ko ci pénc ma ñawal ko 80 coups. kooku bu deewul bu jógee du ko defaat. léegi man mi ko defagul. te xale bi ci koñ mi neex ma danaa ko dem ñaari ñu may ma ko. loolu mooy li ci nekk soxna Mame Coumba. mooy li ci nekk soxna Mame Coumba victime de viol tey ces victimes parce que ce sont des victimes c'est-à-dire que viol moo amul ay neex na ko neexu ko c'est-à-dire que dès qu'on parle de viol rek mooy am na forcing. xam nga mooy nga forcer nit ki. sans son consentement. mooy nga takk gémmiñ bi nga bàyyoone ko nga jox ko mu naan nga drogué ko pour dugg d'ailleurs ci actualité wu ces dernières semaines muy Miss Sénégal donc man dama naan est-ce que ñu ngi bàyyi xel ces victimes là au même moment ki nga xamante ne moom moo di victime bi li muy dund ki nga xamante ne moom moo commettre acte boobu dafay dem vaquer à ses occupations. parce que même pour ne pas te couper Mame Coumba je sais pas ndax sa seetlu ngeen ko. mais depuis bi Miss bi génnee mais plus de 300 femmes a ngi génn pour dénoncer cas de viol yi ñuy dund. mais est-ce que kon du peur boobu noonu li nga xam ne mooy li ma la doon laaj. moo tënk ñëpp sànq parents yi. moo tënk ñëpp. parents yi c'est-à-dire que ñoo du la waxtaan ak seen njaboot man dama xamul ndax loolu la wala peut-être que ragal. jugement wu société bi la. parce que aussi y a tout un élément dedans. xam nga yu si bëri. Sénégal li suñu problème mooy parfois li ñuy gën di bàyyi xel sama nawle. diw sama nawle la. bu ko diw yëgee alors que yow yaa ngi indi loraange ci sa biir famille. xale boobu dootul amate épanouissement ci dundam. dootul am jàmm paix intérieure moom. bu amul tuuti dëgër laay. daf koy ñàkk. am na sax amaana ñu koy def te seen ay wajur duñ ko yëg. nga gis xale di nerveux di tàng xool ci biir kër. doo xam cause bi lan la. ah non kii dafa noppi rek noonu la mel. jikkoom la. mais jéemuloo xam le pourquoi effectivement. dañuy def erreur ci yu baree bari. gis nga même xale yi ñuy jël di leen yónnintu ci ay boutiques yi. c'est à éviter. moom laay woowee les tontons gentils. par exemple man tonton bi may na ma tàngal. man su ma duggee ci oto yaay ji ne ay yow oh ndeysaan. su ma duggee ci oto par exemple gis ku góor toog yaay ji nekk am uufal ma kii ça me fait mal. su ma mënee intervenir automatiquement damay intervenir. parce que doomu aadama la kenn xamul. lu ne ci ginnaaw xelam. xamoo ko ci oto bi ngeen daje. muy ay mbir yu nga xamante ne c'est un peu compliqué. on puisse dire oustaz. il y a beaucoup de psychopathes dans ce pays. xamul loolu moo ne ci ginnaaw dëkk bi dafa bëri ñoo xam ni. ñu ngi dox te wéruñu. li ma doon wax sànq mooy tonton gentil yi bëri nañu. ñun ñi waajur yi nag ñu bàyyi ci xel. muy école. ñuy doxantu ji de temps en temps. di xami ji suñu maître yi. loolu te am na ci solo. très important oustaz nga jéggal ma oustaz. muy ci école yeeg muy ci daara yi. ak fu xale mën a nekk. gis nga lotus. parfois day baax ñu bàyyi ci xel. doguma la par exemple ñi nga xamante ne ñoo nekk ci société bi dafa baax itam fi mu ne société toll na fu nga xamante ne ku ne dafa bëgg a jàppee njabootam yaral ko boppam moom kese. parfois ñi nga xamante ne ñoo nekk ci société dañuy def li nga xamante ne moom mooy observation. gis nga même xale bu la romb. l'autre fois dama ko def xale bi romb dem di jàngi xale primaire lu ñu koy solalee pantalon déchiré. moo ko woo ba mu ñëw dafa romb sama buntu place. ma woo ko bu mu ñëw ma nekk an sa yaay mu ne moo ngi kër ga. ma nekk an sa papa mu ne nekk fa ma nekk oññeekul nga dem changer li nga sol. mu dëpp dem changer tubéy bi mu sol oññeekuwaat dem jàngi.
dafa nekk ay mbir yu nga xamante ne xamuloo doomu aadama la moo ne ci xelam. mais am na tey doomu jàmbur tey boo ko doon def. te yaayam tey ñëw àkk si la. la bul woowati sama doom ci sa yoon. voilà xam nga loolu mooy gangréner la société sénégalaise. moo koy gangréner xam nga Mama Lutus. ndeysaan gis nga li ñu yàlla sant. diggal nu ko. buñ ca nekkoon yii nga fi dégg yëpp doo ko fi dégg tey. ay diw tëddee na sama doom ak diw njaaloo na kook di nangam ak diw tëddee na maak bu fekkoon ni li ñu yàlla sant ci jigéen xam nga jigéen ngeen baal ma léppam xawar la léppam am na ci góor goo xam ni sànq wax nga ko avant ñu tàmbalee émission bi am na ci góor goo xam ne seen na sax pooj képp amatul jàmm te nag kaay ma wax la bari na ci ñoo xam ni sàkku nañ la mais yaa ko yóbbee ndax xam nga yàlla na yonent bi ayyuhan nabiyyu xul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniin yàlla dafa jubal ci yonent bi directement dafa ko ne yaa ayyuhan nabiyyu xul li azwaajika yow mi ma yónni yow yonent bi yàlla bi mu ne ko am na ko xul na nga wax li azwaajika say soxna wa banaatika ak say doom waxal say soxna ak say doom wa nisaa'il mu'miniin ak say doomi jullit ak say soxna su jullit ne leen nañuy sangu wax ma la muuru de nañuy sangu gis nga bu fekkee ni yii ñu ko doon def ay viol ak ay njaaloo na ko neewal doo ko dégg de mais dina wàññeeku. mais au-delà de toute chose aussi parce que man dama jàpp ni moom nit ku mën a tiim nit forcé ko rek man dama jàpp ni ko wéeroo sérieusement quoi. feebaru xel am na. waaw parce qu'il faut que ñu leen di mën naa wér nag. mën naa wér est-ce que ku wér dina def ndax am na koo xam ni. mais oustaz nga baal ma surtout xale. oustaz parfois fii nga liir ku tiim liiram liir bu tooy xel mais noo koy tëddee ñu baal ñu ci kàddu gi kooku tey noo koy tey sàkkoo tey. gis nga am na ci ay cause am nag. cause yi aussi il faut ñu dugg ci baaraam. am na yoo xam ni tayeef la du ñàkk wér. oustaz nga nekk ci benn par exemple environnement kër bu mag. diggante sa néeg am na kër yu nga xamante ne amuñu comment dire encore toilette intérieure. donc il va falloir que xale bi jóge ci néeg bi dem ci ginnaaw pour dem sangu. am na ñu nga xamante ne noonu la ñuy bàyyee seeni doom yi yaramu neen ñu génne dem di sangu. te loolu dafay choqué li nga xamante ne moom mooy sensibilité doomu aadama. xaw ma nag ndax waajur yi ñu ngi ciy def attention wala déet. même xale tooginam. ci mbedd am na nu ñuy toogee nu nga xamante ne. dafa bëri ay causes yu nga xamante ne. sama daara ji fële Tivaouane Peulh. dama ni ki yor rawda bi ki yor jardin dama ko wax ni. xale yu jigéen yi bu ñuy jàngi si. buñ mënta sol jupe bu yegg ba ci suuf nañ sol tubay wala baa bu gudd. te xale yu jigéen bu ñu ñëwee nañ toog ci kanam. bu mën ay xale lañ de. 3 ans 4 ans 5 ans. ñoom nañ toog ci kanam ñu góor ñu toog ci ginnaaw. ana lu ma ci sàkku pour xale bu jigéen nga xam ne toogaayam baaxul te jiitlewul ki ci ginnaaw bañ ko mën a gis mais càggante gi gis nga am na ñoo xam ni du wéradi de ak caay-caay la am na ñoo xam ne demuñu sax bay feebar bu ëppee mooy andi deewuñu sax feebar mais ab caay-caay bu ëppee mooy andi da ngay gis ko mel ni Lamine caay-caayam toll foo xam ne xëy na lam def moom xëy na après lay dugg gis ni man kat ëppal naa nangam naa après. kon dafa topp daal topp sa nafsu bakkan. instinct animal loo war te def. moment boobu sa instinct animal moo lay gane. voilà moo tax nit ki bul nekk rab nekkal nit. comme ni ñu ko faralee di def. saa yu ñuy waaj a jeexal émission bi. mooy jéem a trouver des solutions. dañuy jéem comme je dis. c'est quoi les solutions. solution qu'est-ce qui peut être même les solutions sax laa war a wax en fait. waaw solution yi amaana bu nu mën nañ ko sax seet si li ñu jot a wax fii. voilà dañuy juste tënk te résumé. par exemple li ñu doon wax fii léegi mooy wàllum colin ngeex. wàllu comportement yi. parce que li ñuy gis léegi xale yi nag. ñu wax ka nag te dund. xale yi dañoo xaw a wow bët nag. xewal mu xaw a wow bët daal. ay suufees waaw toog suufees xale boo ko ci jëndalul de fu mu toll nii bësul. nit sa ay cër da nga ci war a fiir.
na ci nit dafay fiir ci ay cëram. baax na ci voilà c'est très important waajur yi également ñu boole defaat li nga xamante ne moom mooy assistance ci seen ay njaboot. bu njëkk ba mag ñi ba ñuy yar même boo toogee am noo defee sa tànk yi. falal lay fekk dóor bu ñu la dóor. ñu ko wàccee da ngay xam ne bu ëllëgee sa tànk waratoo ko yëkkati. mais avant dóor bi sax tey di nga yaree tey sa doom tey loo xam ne boo ko xoolee tey ci biir bët. tey ci mbooloo wax na mën a xam. yow mi yaayam laata nu yegg si mbooloo ma ci biir kër ga. am na ñu nga xamante ne il faut nga sanctionner leen ñu xam ne lii warul koo def man loolu sa maam laa siy gërëm. sama maam kam si reetaan si voilà muy yu nga xamante ne peut-être que oustaz pour rebondir un peu ci yow. solution yi li ma bëgg ma wax daf may fàttali sama maam ndeysaan. moom bu la daan gis nga toog toogaay wu xaw a kii ci jigéen. moom dafa yoroon beeke. mais dina dox ak beeke bu la kaatam googu at lay reese. maanaam liñ mën a wax. li tax solution am. waaye na waajur yi xoolaat colinu jigéen ñi. c'est important. nañ seetaat colin gi. xam nga sànq yaa nga naan buzz xam nga buzz mooy lan. mooy baase cere baase. te day daw biir. nañ moytu buzz. ay pend sol na lii lu tax soluma lii. maanaam nañ seetaat colin gi viol gi bari na de xam nga lu ko indi. xaweeku gi. ak feebar bi. ak xaweeku gi. ak góor ñi wérul ñi gis nga ak góor ñi wérul ñi parce que oustaz man diw ñëw na sama kër fekk may seetaan J Magique film ind rek lay teg. waaw mu oustaz yow doo seetaan doo teg novelas. ma ne ko bare na jigéen ñu fi yàq novelas leen yàq. bu njëkk jigéen amul woon fitu enterré faram seen biir kër ba seen biir néeg. léegi nag jànk ju juddu 2001 jëm 2004 ñoom ñooy fekke xale yu góor yi. responsabilité parent ngi foofu. ak Novelas gii. Novelas TV gii bu maanaam film boo xam ne yow parent bi yow bàyyi jekk nday jekk say doom yi jigéen da nga ni toog ku góor gi ku jigéen ci def naka sa noonu ngeen ñëpp da ko seetaan waaye léegi maam kuma boo nekkee xale bu jigéen toll ci jànku mais boo génn Eba ji la doxaan mais da ngay foog ñu loolu dagan na naa ko def. te est-ce que ñii joué film boobu est-ce que loolu la ñuy dund. ak lu ci mën a am ak lu ci mën a am nanu sàmmwaat jànk ji ci colin yi ak lu ci mënti am fee la bu nekk ci société mooy lu ñuy waxtaanee tey ñi ñuy suivre muy viol viol nag dafa bëri partie comme ni ma koy faral di waxee nit a ngi sàkku nit a ngi sàkku doomam ba jarbaat a ngi sàkku nijaay plutôt mu ngi sàkku ba jarbaatam bandi mën na jógee fële ñëw violal ci sa biir kër viol baa ngi ba ci biiru néegu sëy yi comme ni ko mag yi di waxee très souvent te ak lu ci mënti am mooy li ma doon wax sànq Mam Kumba fait d'actualité bi fi am mooy ñiy boole ñi ñuy violé pour ñu am fitu dem di violé ku ñu fi violé ti police a ngi fi gendarmerie ngi fi procureur de la république yaa ngi fi juge yaa ngi fi donc ñuy violé parents yi aussi ñuy am temps wu di déglu suñuy doom te je pense que ça yu ma defee émission bay jeexal ma daanalee foofu tout le temps mooy les parents nañuy déglu suñuy doom c'est très important waaw aw ma jot aw ma sa temps nañ ko bàyyi te ñuy suivre suñuy doom très très donc pour mot de la fin imam waaw émission baa ngi jeex mooy tàggoo bu dul tàggoo incha allahu taala te mooy ngal la na waajur yi bàyyiwaat xel ci njaboot gi njaboot gu jigéen gi itam nañ xam ni dañoo yor honneur bu nekk ci ñoom boo xam ni ngal la dencal ko sa bopp ba gis ko baax kooku mën a jox ci farat ak sunna loolu rek moo ci am solo Mam Kumba macha allah muy lu am solo wax dëgg yàlla donc comme ni ñu ko waxee rek ñu gën a defaraat li nga xamante ne moom mooy toogaay yi ndaxte société bi kenn ku ci nekk dafa am responsabilité bi nga xamante ne war na ko fi war li nga xamante ne moom mooy de jouer donc ñi kontaan doon am mbégte bu baax a baax contentement di jàkkaarloo ak yéen bépp kàddu bu nga xamante ne jub na fi te warul woon mu ngi leen koy jéggalu bu baax a baax xam ne matatu doomu aadama parfois mooy tax mu wax lu nga xamante ne bu toogoon analyse sax amaana du waxe noonu donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax macha allah Lotus doon na kontaane bu baax nag ak oustaz moo leen di remercier fekk nit mu toog nga sàkku ko yàq nga vie am vie wu famille am
vie wu société ba mu ne ngalluwaay ñu defaraat toogaay yi ñun parents yi nañu am temps di déglu suñuy doom société bi aussi ñuy am temps di jàppalante tamit ci suñuy doom dama koy faral di wax tout le temps éducation du papa ak yaay c'est toute la société ci buñ ci jàppalante